mbégteeg bànneex dajewaat ak yéen ci seen jataay bu njëkk ci kon télévision bii di kon Banlieue TV ñu am mbégte nag fas yéene waxtaan ak yéen ci jamonoy campagne bi niki ni ñu koy defee bis bu yàlla sàkk ci seen jataay bi ñu duppee campagne banlieue di jataay boo xamante ni bii seen télévision Banlieue info moo ko daal di taxawal ngir waxtaane ci mbébét yi nga xamante ni bii yenn ci mbër yi am nañu ko ak ñenn ci ñi nga xamante ni bii dañuy gekk yooyu mbër fan la ñuy sukkandiku ngir mën a daal di am taxawaay bu dëgër ci fi nga xamante ni bii moo di banlieue ak li ko wër ci noonee ñooy dalal tey mbégte ak bànneex ki nga xamante ni bii moo di Amara doon kon honorable ci li nga xamante ni bii moo di au conseil des collectivités territoriales duñ ci sori dañu koy bàyyi mu daal di présenté wu Amara salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu waa Banlieue info di leen nuyu di leen sant di leen gërëm man maa ngi Amara Dakono je suis au conseiller des collectivités territoriales en même temps nekk président de la commission culture art et loisirs du département de Pikine en même temps nekk conseiller municipal à Guinaw Rail Sud. te ci parti bu ñuy wax bés du ñàkk nag ànd ak PUR ñu def alliance pour élection bi mu di coalition boo xamante ni am nañ ci yaakaar que incha allah dina feeñ. justement comme PUR la ñu tàmbalee te ngeen def alliance mën nañu wax ni kon alliance bu jàppandal lay doon foofu la ñuy doore wax ci incident yi nga xamante ni bi gis nañ ni moo daal di émaillé daanaka ba campagne bi tàmbalee ba léegi muy kon fitna boo xamante ni bi moom lañ ci gën a nemmeeku donte ay yu sew sewaan doon na am waaye bii gis nañ ni mooy bi gën a fës loolu naka nga ko jàngate. balaa ñu ciy wax dëgg yàlla di masaw ñi nga xamante ni ñoom la naqar gi dal di waa Tamba ñi fa nekk ñëpp di ñaawlu yi tamit ci fa anam bi nga xamante ni noonu la amee donte suñu ki nga xamante mooy suñu candidat di Cheikh Issa Sall moom la dal ak ñi nga xamante ne mooy ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun di suñu ay militants di ñi nga xamante ñoo yoroon suñuy sécurité yi tamit ñoom tamit la dal ñu leen di nakor loolu événement bi lu mu dal ci simple lii yëpp boo ko xoolee c'est le ministre moom moo waral lii yëpp parce que tey jii bu ñu demee ba nga xamante ni le ministre même mënut a assurer sécurité wu candidat yi nii rek lay mel à la fin mais boo xoolee aussi c'est malheureux au départ dafa nekkoon benn conflit boo xamante ne conflit biir koñ la woon entre militant wu Benno Bokk Yaakaar ak militant wu Bës Du Ñàkk yi yàlla def nag am kenn kuñ ca jëlee ba kanam waaye nag ba loolu noonu police ba mu ñëwee waroon calmer jeu bi calmer wul jeu bi dañoo génn ci biti dem permettre waa population bi ñu dem fekk ji Cheikh Issa Sall pour yàqal ko caravane am ak yooyu ñaawlu nañu nag trop ñi nga xamante ne ñoom la ci seen bakkan doot waaye tamit nañu sant yàlla rek xam ne ni daal yàlla daal li mu def rek na nga xam ne noonu la daal. lu mënta ñàkk kon état war na leen jël seen sécurité su ko defee ñoom ñu mën a dem marcher dans tout l'étendue du territoire national ci jàmm ñibbi si ñu jàmm laaj réew mi ñun ñi dem voter ci jàmm ñibbi si waat sans problème mais nag au lieu de faire ça l'état n'a pas fait ça parce que dafa jël sécurité bi yëpp jox benn ci candidat yi bàyyi yeneen yi loolu nag moom moo waral lii c'est que boo amul sécurité nag da ngay wut sécurité ci ñi nga xamante ni am na nga yaakaar ne ñooñu war nañu mën a téye sa sécurité aar la ñooñu ngay jël loolu moom mooy indi situation bi yëpp donc ce qui veut dire que l'État est entièrement responsable waaw. pour loolu tamit gis nañ ni ñi nga xamante ni bi ñoo nekk ci état bi à savoir fii ci département Pikine dégg nañ fi ñuy wax marron du feu ginnaaw ci loolu it ki nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ministre du tourisme wax lu jëm ci wàllu tamit ay milices yoo xam ne recruter na ko loolu est-ce que nekkul tamit loo xamante ni bi moo doon taal jiyee ji nga xamante ni bi gis nañ ci yegg si nañ ci tey. c'est que boo xoolee aussi ils n'ont pas interrogé l'histoire parce que s'il y avait bu fekkoon interrogé nañu histoire lii du leen dal fii suñu banlieue bii nii rien que dans notre coalition quel que soit Alpha on est sûr et certain qu'on va remporter ces élections là donc ñoom bu ñu ay marron di feu ak yooyu yëpp xam nañu li ñu jot a gis Tamba début la rek l'essentiel nañu calmer jeu bi ñu dem ci jàmm ñibbisi ci jàmm loolu daal laa ci am pour wax waaye daal ay marron di feu ak marron di nangam ñun la banlieue on se connaît xam nañu kan mooy kan coow li lépp loolu la xam nañu kan mooy kan mooy yëngal ak kan moo dul yëngal kon donc ce qui veut lii moo wóor ba wóor moom mooy xam naa ne waa PUR coalition PUR ñoom du ñu yëngal ci dara bu ñu yëngatoo rek dañ leen xosi que ku leen xosi nag gis ko loolu moom mooy li am. ñu
ku gis ni situation bi demee xam ni jëf ju ni mel du fi lu bees ndax saa yu ñu duggee ci campagne seetlu ni bari na ci ñoo xamante ni dañuy faral di ñàkk seen bakkan loolu it jot ñu daal di ciy taxaw ngir mën a xool fan la ñuy jaar ba lu ni mel mën a doon loo xamante ni dinañ enrayer le danger. man dama yaakaar ne ni yooyu nga xamante ni moom mooy am ñi nga xamante ñoo ciy ñàkk seen bakkan dama yaakaar ne c'est en dehors de Dakar c'est en dehors de la banlieue parce que la banlieue tel que vous le voyez ici ñun ñi les acteurs politiques on se connaît très bien on a des amis chez les Benno Bokk Yaakaar am nañu ay xarit ñuy nekk ci la coalition Idy ak ci coalition Sonko ñun ñëpp xamante nañu ñun yaakaar naa ne ñun waa Pikine dinañu dem campagne ba campagne jeex ka xeer du fi jóg parce que ñun ñëpp xamante nañu kenn du yàqal kenn loolu daal laa ci am yaakaar parce que loolu moo mës a am élection 2012 moo gënoon a métti mais amul woon xeex fii ci banlieue bi que am nañu yaakaar ne bii di ñëw tamit du am xeex du am dara parce que ñun ñëpp xam nañu kan mooy kan koo dóor mbéj rek suba su bu xëyee day wuti ji certificat médical am dox directement ba police ba dem jox ko loolu daal dañ ci yaakaar daal mais yaakaaruma fii ci banlieue bi moo am problème daal. muy buntu bu ñu ubbi woon jagleel ko tolluwaay bi nga xamante ni bi campagne bi toll na ko ak li nga xam ne moo di incident yi ñu ci jot a nemmeeku waaye question bi ñu bëgg ñu daal di ciy ñëw dëgg-dëgg mooy situation wu seen coalition PUR fii ci département bu Pikine su ma la ko laajoon nga nataalal ma ko lan nga may wax. boo déggee ñu ne la coalition bu simple la simplicité moom moo ciy dox xam lu ñu bëgg xam suñu objectif que suñu objectif du lenn moom mooy gagner la banlieue Dakar Pikine Parcelles que incha allah dinañ ko gagner ci nu ma gën a gaawee incha allah kooku moom am nañ ci benn amuñ ci benn problème parce que coalition bi boo xoolee on est présent dans les 16 communes yu nekk dans le département de Pikine et à chaque commune boo xoolee la coalition mooy bu waa PUR bi ak waa Bës Du Ñakk ak suñu yeneen sympathisants yi nga xamante ñoo ci bokk on est majorité que incha allah au soir du 24 la coalition PUR va remporter le département de Pikine. du doon lu yomb ndax bu ñu xamee ni département Pikine rien que commune bu Yeumbeul Sud rek ñàkk ngeen fa ñaari pièces maîtresses ndax ku ci mel ni Moussa Niang jiite kon nekkoon coordonnateur bi ci commune bu Yeumbeul Sud waaye tamit Talla Ndiaye doonoon son coordonnateur adjoint loolu doon poids boo xamante ni bii bu génnee ci fu mel ni daanaka Bës Du Ñakk mën nañu wax ni daanaka dara desatu fa. xam nga boo seetloo ci bu baax ci ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo génn Bës Du Ñakk bi muy taxaw ñun xamoon nañu ni yàgg xob yi dëgërul yëpp dinañu wadd kon ñoom ay xob yi dëgërul woon nañu woon amoon nañ ci ay doute mais wóoruñu woon waaye bu ñu demee nag ba quitté nañu Bës Du Ñakk lors des élections législatives pour soutenir la coalition Benno Bokk Yaakaar qu'est-ce qui s'est passé à Yeumbeul Nord foofu ñu nekk Yeumbeul Sud qu'est-ce qui s'est passé là-bas dañ leen gagné kon ñoom ban apport la ñu apporteel Benno Bokk Yaakaar dama yaakaar ne nit bu génnee fenn dem fenn foofu war na fa indi benn plus waaye or que moom dafa dem ba pare soustraire leen wàññeeku leen kon donc kooku dafa mel ni daal dara génnul ci moom représenté wul woon dara biir Bës Du Ñakk ñoom ñëpp représenté wuñu woon dara parce que s'il représentait quelque chose c'est sûr et c'est certain que bu ñu demee far Benno Bokk Yaakaar dafa war a gagner mais yow nga génn benn Bës Du Ñakk dem Benno Bokk Yaakaar ba nga demee Benno Bokk Yaakaar teewul dañ leen gagner foofu baara ngay def leen battre bu metti c'est ce qui s'est passé waaw kon daal ñoom mën nañu jàpp ni daal ñoom mu ngi noonu rek daal. léegi nag lan mooy remplacer seen représentativité ak doxalin bi nga xamante ni bii ci la ngeen war a sukkandiku rawatina Bës Du Ñakk ak PUR ngir mën a am représentativité bu am solo boo xamante ni bii dina mën a daal di émailler toute la banlieue rawatina département Pikine. boo xoolee dans le département de Pikine on a obtenu 51 conseillers municipaux parmi ces 51 conseillers municipaux ñaar rek ñoom ñoo fi jóge mooy Moussa Niang ak Talla Ndiaye ñi nga xamante ne ay conseillers municipaux la ñu woon te ñoom ñaar rek ñoom ñoo ci deñ mais le reste ñoom ñëpp a ngi fi amul kenn koo xamante ni manqué nga ce qui veut dire que force bi nga xamante ne moom la Bës Du Ñakk amoon force am mu ngi fi lors de ces élections passées là PUR a obtenu 25 000 voix rien que dans le département or que Bës Du Ñakk avait obtenu plus de 28 000 voix additionné leen ko ngeen xool ndax ci coalition yi ngeen gis ni nii et ça va se produire incha allah loolu moom amul sax werante 24 février soretiwul incha allah on va gagner incha allah. un sérieux prétendant muy Ablaye Wade donte dafa toog ci ruqam di recevoir ak doxal lépp lu jëm ci wàllu ni mel ragal nañ ni bés bu joxee kàddoom rek mën na basculer jëm ci faveur kenn est-ce que yéen
pare ngeen pour ubbil seen bunt yéen coalition PUR kii di Abdoulaye Wade ak naka ngeen gisee ñëwam. gis nga Abdoulaye Wade c'est le meilleur président Abdoulaye Wade c'est le meilleur président c'est un président bi nga xamante ni njàmbaaram kenn dootu ko werante gis nga ki fi nekk bu dul woon bu fekkoon cuunewul réew mi yëpp fàtte nañu Abdoulaye Wade waaye cuune moo tax Abdoulaye Wade tey jii ba léegi muy gullee ndaat pour wane ni moom daal ba léegi moo fi meilleur parce que gis nga un président bu fekkee dañ la fal nga ñëw falu fexeel ba sa prédécesseur ki nga remplacé kenn waratu ko tudd mais Abdoulaye Wade tey jii moo gën a am siw moo gën a wóor président bi fi nekk lu waral loolu kon ce que veut dire que Abdoulaye Wade am na lu mu fi tegoon que kii olo ko mu ñëw fiddiliwu ko ñun daal wax dëgg yàlla ñu ngi tàllal loxo le président Abdoulaye Wade pour que nga xamante ni valeur yi nga xamante ni moom la fi bàyyi woon ak li nga xamante ni daan na ko def muy di rafet ñu koy tàllal loxo parce que it tamit ñu bëgg ko ñu bañ ko le PDS représenté na quelque chose ici dans ce pays. donc loolu nag du ma ci sori parce que wax dëgg yàlla dugguma ci bopp Abdoulaye Wade ba xam lu ci nekk bu ma duggoon ci bopp Abdoulaye Wade ba xam lu ci nekk dinaa mën a affirmer ndax doomam la wala keneen la waaye lu ma wóor ba wóor daal mooy Abdoulaye Wade mbër la boo xamante ni kenn du ko fàtte dans l'histoire du Sénégal loolu moom amul sax werante boo xoolee 4 présidents yi fi jaar yëpp jusqu'à présent Abdoulaye Wade est le meilleur. loolu nag yàlla ko def bon boo xoolee ni le président Issa Sall dafa am programme bu mu fi teg mu ñu wax le programme Pur Sang programme boo xamante ni nii programme boobu boo ko xoolee bu duggee ci réew mi moom la réew mi manqué que programme boobu bis bu ñëwee incha allah am nañu yaakaar ne sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp. programme bi boo xoolee am na ci boo xamante bi muy naan ni moom mu ngi engagé wu pour que ñu dugal anglais ci matières yi nga xamante ni mooy matières yi ñi di jàng yëpp parce que boo xoolee boo génnee ci biir réew mi boo mënti dem anglais mooy langue bi nga xamante ni mooy langue bu dominé yëpp que Sénégal boo xoolee ñun français yi dañ ñoo not ba nga xamante ni dañoo lekk anglais lekk làkk yëpp que boo génnee ci biti ci yeneen dëkk yi ñu ci ëpp ci ñoom jànguñu français ñu ci ëpp ci ñoom anglais la ñuy jàng kon yaakaar naa ne système anglais boobu bu duggee ci biir suñu biir jàng bi war na mën a indil réew mi fu bëri Cheikh Issa Sall tamit tegaat beneen programme mu ne moom dafay améliorer baccalauréat supprimer série yi parce que boo xoolee supprimer série yi dañu ko indi pour galgal ñenn ñi boo xoolee 80% des sénégalais ñoom ñëpp ay littéraire la ñu est-ce que bëggoon nañu nekk littéraire la majorité d'entre eux ba ñu demee 3e ñoom ñëpp amoon na ay séries yu ñu bëggoon mais dañuy dem ba première ñu teggi leen orienté leen lu mel ni ay séries littéraires kon donc noonu la ko Cheikh Issa Sall gisee bu wàlla mbay Cheikh Issa Sall nee na nañu jox réew mi matière première parce que mbay boo ko déggee rek ndox la mu neen kon fépp fi nga xamante ni daawul am ndox nañ fa def ndox bu ñu ko defee ndox rek mbay bi dina gën a yomb réew mi gën a mën a naat gàncax beeg lépp mën a naat ka mbay bi bu baaxee naat lool càmm ji dina ci gis boppam baykat bi dina ci gis boppam nappkat bi dina ci gis boppam ba commerçant bi sax dina ci gis boppam yooyu mooy programme Pur Sang yi nga xamante ni moom nekk na fi yi tamit bëri na lool programme yi boo ko xoolee yi tamit am na foo xamante ni moom nee na ni moom mu ngi respecter l'équilibre entre les institutions de la République pour que équilibre bi bu amul maanaam exécutif bi xam lan mooy rôle am mu yem ci exécutif pouvoir judiciaire bi xam lan mooy rôle am mu yem ci pouvoir judiciaire mais boo xoolee tey jii nu réew mi di doxee dafa mel ni l'exécutif day immixé wu ci pouvoir judiciaire di immixé wu ci pouvoir législatif si vous voyez l'Assemblée nationale d'aujourd'hui tous les lois pratiquement lois yi ci fay jaar yëpp day xool exécutif mooy xool ndax loi bi neex na ko mu yóbbu ko assemblée bu ko fa yóbbee député yi tamit xool ndax yére bii ñu leen jox ndax mat na wala ni ko seen ki jiite exécutif bi bëggee ñoom ñu soog koo def Cheikh Issa Sall moom mu ne ci programme am moom loolu dañ koy dindi ba pare yi tamit indi benn justice boo xamante ne justice équitable kenn ku ci nekk la nga war mu jox la ci ndaw ñi nag am na ci programme boo xamante ni bu ko fi tegee incha allah ndaw yëpp dinañu am xëy waxul nag moom bu faloo tey mu jox leen xëy léegi waaye nit ki balaa mu laa jox xëy dalay jox nga liggéey dalay jox nga jàng ba pare
bis boo jàngee ci formation wutal formation bëgg naa liggéey wutal formation boo amee formation incha allah le professeur Issa moom incha allah dina la jox liggéey ci yooyu la ci kii programme bi nag bëri na lool mu di programme pur sang yoo xam ne sénégalais bu ko xool di nga xam ne moom lan mooy jàngoroom ak naka la ko mën a fajee incha allah loolu daal la ci ak sant ko gërëm ko kon di wax ni rek loole bokkoon ci li nga xamante ni bi moo ñu indi woon fii tey ci banlieue info point com kon ngeen ko doon teewlu ñu seqoon jataay ak Amara Dakono nekk kon membre ci Haut Conseil des collectivités territoriales di leen jox dig daje kon ci beneen jamono incha allah ci banlieue TV